13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki daañu wutali fa nga xam ne moom moo di ca Malem Hodar foofee benn doomi aadama ak itam kenn ci ko am ay gaañu la fa yàqu itam bari na lu ni mel moom mooy bilangu dënn wi nga xam ne am na fa niki tey ji ci suba mu mel ni nag ñenn ci ñoo xamante ni itam jot nañ cee loru la ñuy sàkku moom moo di ak ndimbal bu bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ci ñoom ndax itam jamono yi nag ñëngoo ca école ya beneen ab scandale woo xamante ni nemmeeku nañu ko ci ñenn ci ay député yu njort na rek dañuy jël ay passeport diplomatique di ko jox ñenn ci ñoo xamante ni dañu ne rek seen ay soxna lañ kenn ci kuñ ci joxoñ baaraamu tuuma moom honorable Boubacar Biaye daal dinay weddi ba mu set daañu wax itam ci leneen ngir génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di way taskatu xibaar la woon di Alain Amobe Mévégué moom moomee nekkoon producteur rajo ak itam télé Covid-19 daal di koy faat daañu ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di jaar-jaaram ak suñu naataango wi li nga xam ne nag noppi na ngir amal ab waxtaan di Fatim O moom ko diggee woon daal na koy def colonel Mamadi Doumbouya nag daal dinay génne képp koo xamante ni tegoon nañ la loxo nga di woon détenu politique ci jamono yi Alpha Condé jamono yi nag mu ñu moo daal di koy amal ñeenti fan ginnaaw itam li nga xam ne coup d'état ba ñu nemmeeku woon ngeen baal ma ca diwaan bu Guinée mbokki lu ni mel bu ñu ci noppee daañu ci toftal yéen kaay yi xëyee niki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu bu baax a baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon ca Malem Hodar foofee benn doomi aadama ak itam kenn ci koo xamante ni am na gaañu lu ni mel moom mooy bilang wi nga xam ne moom moo fa tukkee ci dënn wi nga xam ne am na fa la fa yàqu itam ci ay jumtuwaay tax na ko bari ña ci looy itam ñu ngi sàkku ak ndimbal bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal wutali ci ñoom ndax itam jamono yi ñu ngay fanaan ci li nga xam ne nag moom moo di école yi Oumar Ndiaye Boubacar Fall bopp. taw bu bëri ànd ak ngelaw lu tar moo jaar ci commune bu Malem Hodar xeddi fa ay néeg daaneel fa ay taax ak ay garab ba mujj faat ab xale bu jigéen bu ay atam toll ci juróom benn. ndox mi dafa ànd ak benn ngelaw bu am bu rëy boo xam ne ñi ko xool nee nañ rombul 2 minutes mais def na fi ay dégâts nag xeddi na fi ay kër. gannaaw raay gis ngeen fi ñu taxaw nii gis ngeen ñaari kër yi jàkkaarloo ni ko ngelaw li def benn bi moom. garaba daanu ci kaw bâtiment bi tout daanu na 2 pièces la woon ak benn pantre ay yàlla def na ay nit a ngi ci woon waaye am na ci ay blessé ba am na ci koñ évacué woon Kaffrine. bokk na ci ndaw si nga xam ne néeg bi daan na rëmeli woon ci kawam moom ak i doomam bañ mujj ko sulli. dënnu gi nag moo doon ñëw rek ñu daw dugg si biir néeg bi bañ duggee si biir néeg bi fekk suñ xale yaa ngi si néeg bi foofu moom daal ba ñu dugg rek la néeg bi daanu. sama doom bu jigéen bi nag moo gën a métti la ma wàq nañ ñi ba génne ñi gis nañ ñi ba gis ñi waaye moom lañ gisutoon moom lañ yéexoon a gis. mu di mbir mu tis lool sëtu ndaw moo di yaay xale bi ñàkk ba kanam dëkk ci Makka Belal. génn na taw bi sebet na mi génn dem di seetaani ndox mi ma toog ba mu yàgg ma dem di ko seeti ngëp ko nii maa ngi moom ñaant loolu la première bi ñëw ma def ko nii waaye fekk boobu de ëpp nañu doole man si laa daw moom fekk taxaw na si ron miir bi daanu kaw waaw. mën a jooju sax waa commune ba ñi ngi def seen i pexe ngir fexe wut fu ñu fat ñi nga xam ne seen kër yi dañoo daanu ci jamono jooju mbokki xale bi ñàkk bakkanam ñi ngi xaar kilifa yi jébbal leen seen néew. jërëjëf Omar Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko wax itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar coowal passeport diplomatique yi ñenn ci ñoo xamante ni daal dañu leen di tudd ci wàll wi rek dañ doon amal ay passeport ñu ne rek seen ay soxna lañu woon kenn ci koo xamante ni itam joxoñ nañ ko ci baaraamu tuuma di Boubacar Biaye député bile di xam ne rek ne lu ni mel te ñu àdd ko amul dara loo xamante ni daal na ci xasaw na mu ko yëgee mu di rek xëy na daal di koy liir ci li nga xam ne moom moo di journaux yi naka noonu itam daal dina koy weddi woowule coow jàppaleen ne assemblée nationale nag li mu xamle moom moo di du fekk-fegal bépp député boo xamante ni daal dinay rek lay tudd ci wàll wi naka noonu itam ni ñu xamle moom moo di bu ñu sàkkoo ñu daal di dindi sambalaanu kuraay dañ ko amal ba mu mat sëkk Pafara ñi nga Amadou Ba daje nañ ak yenn ci ay député ñu seetaan reportage. penc ndaw réew mi duñu protéger kenn bu dee nag dëgg gi dañoo bëgg mu feeñ.
su fekkee ni woo nañ leen pour déglu leen seen mbalaanu kiiraay du tey ñu mën a wuyu ji parce que loolu dafa am yoon bu muy jaar bu fekkee ne dañu dem ba juge soxla leen déglu jaar fi mu war a jaar ci procureur général près de la cour d'appel mu jaar ci ministère de la justice ñu binduñu wax ni ñu député sangam de dañ ko bëgg a déglu ndax nangam wala nangam su ñëwee fii ñun suñu matukaay dinañ ko jël ba député boobu ñu dindi mbilaanu kiraayam pour mu mën a dem wuyu ji. dem di wut ay passeport si loo xamante ni méngoowut ak yoon comme ni ko déggee loolu nag comme maanaam incha allah danañ si war a xool nan la ñuy taxawaay danañ si waxtaan ak ñun suñu groupe parlementaire ñu jéem a contacter beneen groupe bi ndax am na loo xam ne bu ñu xasee ba wax ko ensemble ñëpp la ñuy wax ndax danaan député yi rek bu ko defee suba tamit ñi nga xam ñoo ko jot def ñu seetee seen responsable aussi bu ñu waree daan ñu daan leen. ñenn ñi seen xar kanam ci député yi di yàqu lool li ko waral ñu ëpp ci ñoom rawatina waa majorité bi dañ leen di tudd ci mbiru yu njur njaaj. ñox gu wow dana lakkaala gu tooy parce que député yi nga xam ñoo koy def tey ñoo yàqal député yëpp ba nga xamante ne tey seen soxna yi mënuñoo am ay passeport diplomatique ndax lu mel nii muy jëf ju ñaaw ci deru Sénégal yaakaar naa loolu tamit il faut que yoon def ci liggéeyam ñu ubbi sa enquête député yi nga xamante ni ñoo ko doon def tamit ñu dindi seen malaanu kiraay pour ñu traduire à la justice. askan wi nag ñoo war a cité wu ba nga xamante ni xam na ni jëf yu ñaaw yi ak jëf yu bon yi nekk Assemblée nationale majorité bi ñoo koy def mais de opposition bi. député yi di woo ñëpp ñu ànd ak dal ndaxte mbir yi mu ngi ci loxoy yoon. mais ba bëgg wax ni Sénégal ci ni yoon di doxee dafa am li nga xamee ni dañuy wax ne benn lay du pàcc bu ñu nee diw dafa def nangam dañu war a bàyyi ñi nga xamee ni ñoom ñooy saytu loolu ñu xool ba xam li ñu wax am na wala amul parce que nit kenn du ko condamné te dégluwuloo ko. gannaaw mbiru faux billet de banque yi assemblée nationale beneen mbir dalati ci kawam di faux passeport diplomatique li nu mel nag dina yàq seen kar kanam bu baax a baax. aywa Pafara ñu wutali diwaan bu Thiès jàppale ne nag boutique ya fa jamono yi nag ñu ngay xupp li ñu xamle moom moo di ku moywul daañu dem amal ab grève bokk na ci li leen sonal di importateurs yi maanaam ñi jéggaane yenn ci ay marchandises ak itam ñi jaay ci wàllu grossiste li ñu xamle moom moo di ab arrêté bàyyeekoo na ci jëruñ dénk wàllu njënd ak jaay ngir rek ñu daal di amal ay prix yu yees waaye mel ni yooyu les commerçants ñu ngay wéy di dëggal li nga xam ne moom moo di seeni ay prix diwaan bu Cheikh Anta Diop ak Selatir di ay jaaykatu boutique ay détaillants nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom de samp kuréel doon amal jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi fësal njàmbat ak naqar bi nga xamante ni am nañu ko jamono yi lu jëm ci wàllu njëg yi nga xamante ne dañu ko yokk ak grossistes yi ni ñu leen di nappaajee. commerce bi am na jafe-jafe depuis 1994 avec la loi 94/63 bi nga xamante ne moom moo permettre importateur bi industriel bi. ak grossiste bi mën a concurrencer direct ak boutique détaillant bi depuis boobu ba léegi nag UNACOIS yéeyatul yàbbeetul ci li jëm ci commerce détaillant suñu association bi nga xam ne survie moo nekk population bi moo ñëw pour yëgal leen ne yokkute njëg yi du suñu coobare te jógewul ci ñun. toog nañu nag benn arrêté ministériel wàcc ngir fixer prix bi nga xamante ne moom la détaillant bi war a jënd ñu nangul leen ko lool bég ci lool. ndaxte prix bi nu mu gën a yombee ci population bi gën a baax ci ñun waaye nag dafa am leneen li nga xam ne moo ci undu mooy dañoo wax lan nañuy jaayee waaye waxuñu ñu lan nañu war a jëndee. jaaykatu boutique yeeg détaillants yi nekk fii ci diwaanu Thiès nee nañ bu ñu sàgganul ci fan yi di ñëw ceeb ak dawlin ak suukar dina manqué ci boutique yi. ay bis a ngi ñëw su fekkee ñëw ngeen ci boutique bi fekkoo leen fa ceeb wala fekkoo leen fa diwlin na ngeen xam ne du ñun waaye responsabilité bi. madame la ministre la. am nañu ab mémorandum boo xamante ne xaatim nañu ko fas yéene ko yóbbu ci service régional bu commerce ak ci préfecture ñu xamal ne ministre du commerce dafa mel ni ginnaaw wàllu njënd ak jaay mbokki jàppale ne 5G bi daañ ko lancé fii ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ARTP moom Abdoulaye li mu ci toftal itam bokk na ci champ électromagnétique yi nga xam ne day faral di sampe daañ ko gën a joyantiwaat gën ko càmm ngir rek lu ñeel wàllu wérgu yoroon mu askan wi gën a ñoŋ dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. dafa di loo xamante ne dafa upp xelum ñëpp surtout depuis bi 5G tàmbalee parce que da ngay nekk sa kër gis benn antenne nekk sa wet wala gis benn même pylône u Sénélec pylône de conduction de haute tension
te xam ngeen ne fépp fu courant am dafay am ay rayonnement électromagnétique te loolu mën na am ay problème ci suñu wër-gu-yaram. ARTP dafa wut ay jumtukaay ay matuwaay yoo xamante ne dinañu mën a fexe fépp ci Sénégal dinañ fa mën a taxaw pour xam ndegam rayon yooyu nekk ci gox yi ndax mën nañu am ay incidence mën nañu andi ay jafe-jafe ci wër-gu-yaramu nit ñi donc jumtukaay yooyu jënd nañ ko teg nañu aussi ay mandarga ay décisions yi nga xam ne dinañu fexe ba mën a gérer problématique rayon non ionisant yooyu télécommunication yi di entraîner ci dëkk bi. mbokk yi xam ngeen ne ARTP ren la am ñaar fukki at mu yemoo ki tam juróomeelu édition bu forum ARTP média thème bi nga xam ne daal nañ koy jukki atum ren bokk na ci ARTP bilan de 2 décennies de régulation au service du numérique du ñàkk daañ ci dikkaat lu ni mel ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax itam ci leneen di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb lu tolloog ñeenti doomi aadama daal dañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci jàngoroy Covid 19 texte yi nag toll na ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay test yoo xamante ni def nañu ko juróom fukk ak ñett ci ay cas positif la ñu amee ñeent fukk ak juróom fukk ak ñeent ci ay cas communautaire la ñu am grave itam toll na ci ñaar fukk ak ñaar ci ay cas grave junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo génn àddina booba ak léegi nga xam ne jàngoroy coronavirus mi ngi fii ci réew bu Sénégal. diwaan bu Fatick jàppale ne nag boobaak léegi nga xam ne ñetteel bi vague mi ngi fi li yées lu toll ñetti téeméer ci ay nit ñoom ñoo amee nag li nga xam ne moom moo di Covid 19 ca diwaan bu Fatick ba tax itam district sanitaire bu Diofior jamono yi nag bokk na ci barab yi ñuy gën a daloo ñoom itam ñu ngay wéy di amal sensibilisation ak yeneen yi ni xeetu ak ñeneen ñoo xamante ni ñu nga nekk ca diwaan bu Fatick bëgg askan wi gën a fegu ci jàngoroy Covid 19 Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. arrondissement bu Niakhar nag fa la caravane bi njëkk a dem séddale nañ fa lu tolloo ko ñetti junniy masque centre départemental d'éducation populaire sportive di CEDEPS bu Fatick nag ñoom li ñu bëgg mooy dugal seen loxo ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy xeex mbas mi fii ci biir département bi. ñëpp d'accord nañ ne corona mu ngi ci département de Fatick donc mu ngi ci nag docteur yi vraiment gàcce ngalaama ñu ngi def luñ mun mais dañoo yaakaar aussi ne sensibilisation am na ci wàll moo tax ñu décidé woon en collaboration avec Enabel notre partenaire stratégique de distribuer 3500 masques à chaque arrondissement. ay saabu diw ay gel pour que vraiment ñu mën a wàññi feebar bi moo tax tey ji ñoo ne woon nañ dem marché def marché ñëpp fexeel nañ ba ñëpp takk masque marché bi. ci département bu Fatick boo demee ci district sanitaire bu Diofior di nga gis ne foofu la kaw Covid 19 yi gën a ëppee loolu nag di situation boo xam ni jaaxal na loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa CEDEPS ak seen ay partenaires. Diofior surtout Diofior ndax def nañ ko benn CDD quand le médecin bi muy présenté nee nañ y a eu 209 cas ça veut dire kon c'est une réalité dans le département lu am ci département bi kenn mënu koo mim wax nañu sax am na ay chiffres foo xam ne am na ay décès donc nag comme ñun duñ docteur yi ñoom ñu ngi ci waar bi def seen liggéey nu mu waree jeune ñu ne kon nag nañ jël liñ mën suñu moyen physique Enabel jàppalañ sur le plan matériel ñu ne nañ dem secourir population bi ndax fagaru moo gën faju. association ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci département bi itam dugal nañ seen loxo bu baax a baax gunge itam caravane bi nga xam ne dañ ci séddale ay masque ak itam ay gel hydroalcoolique. c'est que ñun ay ndaw lañ te ndaw yi ñoo nekk avenir u dëkk bi mooy pandémie bi ak troisième vague bi dañoo gis ne ndaw yi nga xamante ne première vague bi laalu leen woon te dañoo commencé di leen laal donc loolu bu amee ñun ñëpp dañoo war a def benn say pour ñëw ci biir arrondissement yi ci biir village yi. ci gox yu bëri yi nekkee ci Fatick boo fa demee di nga gis ne nit ñi dañoo tàmbali di bàyyi li nga xam ne moom moo di geste barrière yi xëy na nag li kaay yi wàññeeku moom moo ko waral waaye nag ki nga xam ni moom moo di chef service départemental bu action sociale nee na loolu waruñu koo def ndaxte feebar bi mi ngi fi ba léegi. Aminata Goudiaby aw xaatim bu bàyyeekoo yenn ci ay agent intérimaire ak itam direction bu Dangote ba tax itam lu toll ci ñetti téeméer ci ay ndaw daal nañ leen di jël li ni mel li tax mu antu bokk na ci rek liggéey bi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Haut Conseil bu dialogue social daal nañ koy def ak itam FGTS bu Sidya Ndiaye yi nga xam ne nag boobaak léegi ñu ngi dox wàllu médiation ci mbir mu ni mel Mamadou Fall Thierno Laurent Mendy ci reportage. ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ay intérimaires yoo xamante ni tey jii Dangote jël na leen ci ab contrat gannaaw ay médiation yu bëri yoo xamante ni dox na ci diggante direction bi au conseil bu dialogue social ak FGTS bu Sidya Ndiaye mu nekk nangu goo xamante ni direction bi nangu na ko
lu entreprise yu bëri war a topp. signé nañ protocole d'accord bi nga xamante ne 333 agents ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci précarité war nañu progressivement fii ak 18 mois dugg Dangote Ciment defe naa ne loolu war nañ ko saluer remercier d'abord Dangote Ciment pour effort boobu parce que wane nañ yoon bi seen entreprise yu bëri Sénégal ñu ngi utiliser main d'œuvre bi à taillable et corvéable nu mu leen neexee te ñëpp xam nañ ne intérimaire dañ ko codifié. ay charges yi daanaka yu diis ci jamono yi nga xam te ni Covid 19 moo lëmbee adduna bi. bàyyee loolee lu mënta ñàkk la te lu mën a am la. génnee ay borom kër ci situation bu métti woon régulariser leen on va dire en quelque sorte ba pare def leen situation bu baax donc recruter leen directement en CDI ba pare yaakaar nag ëllëg que employé yooyu noonu si déjà performance bi ñu jot a wone ak sérieux bu ñu jot a wone responsabilité boobu ñu continuer ko parce que ñu ñëpp a bokk objectif entreprise bi ñu yëkkati ko jëmale ko ci kanam. ki jiite au conseil du dialogue social jàpp ni médiation moom la ñu war a jiital ci mboolem secteur u dëkk bi léegi. centrale syndicale yëpp kër gi seen kër la nañu ñëw problème bu ñu am fii amul lu ñu fi mënul régler incha allah ci ndimbal yàlla. conflit boo xam ne mënuñu ko régler ci inspection yi ñun yàlla mën nañu may parce que loolu la ñu fi président tege institution bi dafa am solo surtout ci wàllu croissance. fàttali ne nit ñooñee kon dañ leen yàgg utiliser amuñu contrat seen condition de travail métti lool gannaaw nag ay manifestation yu bari direction bi ci boppam mujj nag sensible kon ci seen nekkin. Modou Fall bi la yoon contrat wi le nag dañu koy ñaawlu ñu amal lu ni mel nag di alliance des leaders bu commune bu Ndiaffate ñoom itam ñu ngay ñaawlu doxalin wi nga xam ne nag nemmeeku nañu ko ca woowule gox la ko waral bokk na ca la ñu xaatim ca seen digganteeg entreprise bii di les Salins de Saloum naka noonu itam ñu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite boobule gox ginnaaw itam suñu ay ndaw jéem a jokkoo ak ñoom jamono yi may wax ak yéen France daal di xëddeem Pambay Diaw Fally Gueye ci reportage. askan wi yeewoo ci Ndiaffate ay jafe-jafe rek la ñuy dund te lenn waralu ko rek lu dul yore gu bon gi nga xamante ni moom la ñu yore seen commune bi loolu nag ñi ko xamle rek di alliance des leaders de Ndiaffate alliance boobu nag di xamle rek ne li nga xamante ni nag moo gën a métti ci askan wi mooy contrat bu bon bi nga xamante ni seen commune bi daal dina koy signé ak entreprise les Salins du Saloum. commune bi ñu fi nekk dañoo signé benn contrat boo xam ne ak les Salins du Sine Saloum ñoom nag comme ay cuune lañ. xamuñu dara bu ñuy signé contrat bi dañoo yëkkati haut la main ñu yaakaar ne signé nañu contrat bu baax mais ndekete contrat bi ci biir ay naxee mbaay ñoo ci nekk. alors imaginez les Salins du Sine Saloum pour un chiffre d'affaires boo xam ne 14 milliards la ñu ngi koy am mais xoolal tey même liggéey bu baax mënuñu ko jox les populations de Ndiaffate. ci geneen wàll tamit alliance des leaders de Ndiaffate di naqarlu tamit cas de noyade yi nga xamante ni bari na lu ñu koy gis ci wala dex ba tax ñoom ñu ngi woo autorités yi ñu jël seeni matuwaay ngir rek mën a aar askan wi. il faut que suñu autorités yi ñu gën a jël seen responsabilité yaakaar naa jeunes yooyu nga xam ne dañoo jaar ci géej gi yoon bi bu baaxoon. mu accessible day gën a yomb ñu dem jaar ci yoon bi. alliance boobu nga xamante ni nag parti yu bëri yu nekk ci opposition bi ñoom ñoo ci nekk nee nañ fas yéene nañoo wéyal xeex bi ba contrat bi nga xamante ni moo dox diggante entreprise les Salins ak commune bu Ndiaffate ñu daal di koy xoolaat. ñu dem ca diwaan bu Saloum Ndoukoumane ak li ko wër foofee itam ab comité de pilotage la ñu rek daal di sanc mu ñeel ana kan mooy wuutu président bu ASC Saloum ñoom nag lañ ca jublu bokk na ci gën a rataxal diggante yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di supporters yi waaye itam def kéem kattan ba lépp lu ñeel wàllu tàggat yaram ñu gën koo ñoŋal bu ñu sukkandikoo ci njiit bu comité de pilotage yi di wuyoo ci turu Thierno Kosso Diané li mu xamle moom moo di assemblée générale bi nag daañ ko amal ci ñaari fan ci weeru octobre wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ñu teewlu ay kàddoom. alors ku ne xam na ne am na ay jafe-jafe yu amoon ci équipe bi ci diggante dirigeants yi ak supporters yi loolu sax moo tax li équipe bi gën a sooxe ci doxinam parce que fu jàmm amul fu ñëpp àndu nekkuñ benn je pense que pour defal lu baax day jafe dirigeants yi nag jàmbaar lañ wax dëgg yàlla il faut ñu jaajëfal leen muy waa section bi. ak président bi fi nekkoon muy président Souleymane Ndéné Ndiaye ak xale yi mu àndaloon ko jàppale ci équipe bi. ci gannaaw amul na moment yu difficile yoo xam ne nii bu ñu xawoon yox-yoxee rek wala ñu xaw a ragal rek
équipe bi dana wàcc. ci jamono dem nañ ba ci biir supporters yi ak dirigeants yi am nañ ay jafe-jafe ay wute ci gësin mais ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg équipe bi mais biñ toogee ba nag ku ne xam ni li situation équipe bi mu nekk nii am nga ci par responsabilité ku ci ne def nga ci sa bopp un effort ñu waxtaan moo waroon waxtaan tey je pense que dañ bëgg woon Kaolack waaye woon Sénégalais yi en tout cas bu fekkoon ne Saloum amoon na réeré aussi ñu xam ne jeex na tey mission comité bi mooy loolu mooy fexe ba assemblée générale bi ñu def ko ci jàmm ak salaam li ñu wax nag mooy dañ bëgg assemblée boo xam ne kenn du fa voté parce que voté lañu gis ci voté mooy foo voté rek ñu gagné dañuy dem génn soit ñu toog jàpp seen jàmbur wala ñu yàq du ngeen dem alors que fii lu ñuy xëccoo new fii loolu suñ ko réussir rek on aura réussi ñu ngi jàpp assemblée générale bi le 2 octobre nañ ko jàpp pour def ko diggante fii 2 octobre nag am na ñu war a doxal ci diggante. mbokk yi projet 100 000 logements yi nga xam ne nag nguur bu Sénégal daal dina koy naal jëmale ci askan wi bu ñu sukkandikoo ci secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme ak itam logement maanaam ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllu dëkkuwaay lu ñu xamle moom moo di lu ni mel nekkatul dëkkuwaay képp dong dina gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di wekki ci doomi aadama bi fi nga xam ne fa la suturaam nekk dañuy teewlu ay kàdduk Victorine Ndeye ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. problème mu logement nekk lu soxal sénégalais yi ndax kër dafa nekk li nga xamante ne sutura la borom kër bu ne ñaan nga yàlla am foo dugal sa njaboot donc mu nekk ñaari problématique yi nga xamante ne bu ñu ko dajalee saafara ko warul jafe ci kaw ñu am équipe bu déterminée bu ciy liggéey te loolu am nañ ko boo leen déggee propos wu DG Safru wax na ko par rapport ak aménagement yi ñuy def DG wu AGETIP confirmé ko Amadou Thiam DG wu construction tamit confirmé na ko ci kaw ci site yi waxuma sax site bii nii ndax ci biir ci Bambilor bi rek am na fi 200 hectares lépp luñ ci war a def ngir ñu nekk ci cadre de vie ndax waxatuñu logement projet bi du projet logement au-delà du logement c'est un cadre de vie qu'il faut créer ba ñi ci dëkk mën ci sawar ñi ci dëkk ñu mettre en pratique concept boobu ñuy wax fi ngay dëkk nga fay liggéey. mbokki bokk na ci lu ma leen doon junjoo sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar bokk na ci génnuk àddina journaliste bi le di Alain Amobe Mévégué moom moomee nag nekkoon producteur rajo ak itam télé génn àddina ginnaaw mbas mi itam bi mu ko tëralee waxoon naa leen ne daañu dalal kenn ci suñu ay naataangoo di Fatim O séq ak moom lu nekk mu nekkoon li nga xam ne moom moo di mentoram Fatim maa ngi lay nuyu. maa ngi fay téléspectateur groupe Futur Média. laataa loolu ñu ngi lay masawu di la jaale ki lay nga xam ne amaana gise nga ak moom lu bari sekkoon ak moom itam lu bari lan nga ñu mën a wax ci jëmm ji nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. jërëjëf alors Amobe Alain Mévégué moom d'origine camerounaise la comme nu nga ko waxee sama mentor la mentor mooy lan maanaam mooy formateur moom dafa bokk ci ñoo xamante ne dañ ma former man ci sama liggéey nit boo xamante ne panafricaniste la maanaam moom dafa gëmoon continent africain soxna sam jabar ji sax d'origine sénégalaise la maa ngi massawu tamit par rapport ak famille Kumba mooy jabar ji donc Alain Mévégué humaniste la maanaam moom philosophie mooy nitay garabam Afrique dañu war a booloo dimbalante suñu biir liggéeyal pour Afrique gën a évoluer lu ma marqué tamit ci Amobe Mévégué parce que man def naa 6 mois de stage même ci chaîne de télévision bu tuddoon UBiz News dafa nekkoon koo xamante ne UBiz News mooy li nga xam ne taxawaloon na ko. exactement mu nekkoon ay mbiru boppam. exactement mbiru boppam UBiz News TV. UBiz News TV. waaw moom pourtant nekk na plusieurs années en France parce que moom 52 ans justement la génne àdduna exactement donc moom def na plus de 30 ans en France ci 30 ans en France am musul laajte papier français. nee na non Fatim man soxlawuma am papier français parce que man dama gëm lu ma nekk dama gëm sama africanité te à partir de la France dinaa dimbale africains yu bëri nit ñi xam leen fii en France nit ñoo xamante ne mun nañ évoluer en France en tant que africain te tamit Afrique tamit ñun ñoo ko moom ñun ñoo war a liggéey pour l'Afrique te journaliste France 24 la woon aussi def na TV5 Monde RFI ak France 24 jaar na fu bëri ci wàllu média liggéeyam ak moom nan la demee woon ci liggéey bi nga xam ne liggéey nga ko ak moom.
rigoureux maanaam ci média yi lañu doon liggéeyee ci maanaam culture parce que homme de culture la woon amoon na xam-xam bu bëri ci culture xamoon na ñu bëri tamit ci àdduna bi notamment ay président africain tamit le dernier en date Rawlings bu génn àdduna xaritam la woon la dernière fois bu mu ko amee par SMS WhatsApp dañu doon waxante génn àdduna Jacob Desvarieux bu Kassav lu ko metti woon la te tamit dafa tiitoon tamit daf ma doon ne tout le temps Fatim Covid bi nu mu demee noonu ma ne ko yàlla rek xam yàlla ñu yàlla aar ci Covid bi léegi nag ce matin ñu woo ma ñu ne ma Fatim sa xarit sa formateur sa frère génn àdduna. Covid bi moom moo koy yóbbu. bon waxuñu ma que Covid bi moo ko yóbbu mais moom dafa ragaloon Covid bi te tamit bu ñu il faut que me rappeler tamit que il y a 2 semaines dafa demoon Cameroun di suul yaayam. Après bu mu ñëwee mu envoyé message ay collègues am France 24 yu ma am tout à l'heure au téléphone moom daf leen doon ne non man dama amoon palu kese mais maa ngi tane léegi nag tey ñu ne dafa génn àdduna mu doon lu tiis loo xamante ni amaana ñu bëri ñu ngi koy rek jaalale ko ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour li mu xamle moom moo di ki nga xam ne moom moo di Alain nekkoon xarit nekkoon itam frère daal di ubbi jéem yi wax ne que ne comme ni mu ko doon woowee mon gros comme jamais t'appelé vient de nous quitter une chose est sûre Ange tu étais avec nous Ange tu resteras au paradis un panafricain convaincu vient de nous quitter mu doon ay kàddu yi nga xam ne nag Youssou Ndour daal dina koy yëkkati naka noonu itam muy sàkku suñu borom daal di koy atte ci li nga xam ne moom moo di yërmandeem tweet boobee bu ñu ko tënkee mu di rek ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo doonoon ab panafricain maanaam koo xamante ni ku bëggoon der bu ñuul la tundu Afrique doon liggéey lu nekk itam ngir rek fexe réew bu Afrique tam daal di nekk ca kanam Fatim yaa ngi koy wax sànq bëggul woon sax am li nga xam ne moom moo di ay papier ci France Cameroun ga mu dëkkoon itam doonoon loo xamante ni lu mu doyloo woon la lépp lu ñeel wàllu caada ci tund wi itam bëggoon na lu mu doon gën a ñoŋal. Très bien effectivement parce que panafricanisme boo xamante ne parfois dama doon ne non Amoubé da nga dëgër trop ci sa panafricanisme xaritu Claude Siar la woon tamit boo xamante ne moom tamit c'est un panafricanisme même si moom il vient des îles donc Amoubé Mévégué vraiment kenn koo xamante ne dafa doon rassembler dafa doon joxante ay idées ak dafa doon mettre en relation nit ñi man nit ñu bëri dama leen xam grâce à Amoubé Mévégué ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci mbirum cinéma ñu ngi liggéey ci mbirum sport ñu ngi liggéey ci mbirum culture bi yëpp donc vraiment maa ngi masawu monde bi yëpp parce que Amoubé Mévégué monde bi yëpp moo ko xamoon macha allah dafa nekkoon koo xamante ne il était discret te il était humble maanaam boo xamante ne nit doo soo ko gisee doo ko foogee yenn yi. relation bi mu amoon ak ñi nga xam ne ay artistes lañu woon ci tundu Afrique ku ci mel ni Youssou Ndour mu mel ni seqoon nañ relation yu xaw a jege doo. effectivement avec monsieur Youssou Ndour xawoon na pas xaw a jegante nañoon bu baax parce que tout le temps moom daf ko doon woowee sama mag bu baax bi sama grand frère parce que dañuy partager même idéologie panafricaniste moom ak suñu PDG PCA monsieur Youssou Ndour donc à chaque fois Amoubé su ko woowee monsieur Youssou Ndour daf ko doon jàppale ci lu bëri et tamit monsieur Youssou Ndour vraiment ci tweet bi maa ngi koy remercier le fait vraiment mu delloo ko njukkal parce que benn perte bu mag la pour ñun pour Afrique bi ak pour une partie du monde te il faut que me rappeler aussi que moom c'est pas juste Afrique afro-descendants yi sax maanaam nit ñu ñuul yoo xamante ne ñu ngi sax États-Unis dafa amoon relation ak ñoom ñoo xamante ne dañoo bëggoon aussi Afrique waa UNESCO dafa doon liggéey ak ñoom waa UNICEF dafa doon liggéey ak ñoom waa Union africaine ci yenn yi pour mettre en avant l'Afrique pour que Afrique gën a évoluer dem ci kanam. Afrique gën a évoluer daal di dem ci li nga xam ne nag moom moo di ci kanam ñu doon rek indi ay kàddu njaal ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo moom Alain jàppale ne mi ngi judd ci benn fan ci weeru octobre atum 1968 daal di génn àddina ginnaaw bi mu làkkee lu tollook ñaar fukki at ak ñaar ñu di ko wéyal di jébbal suñu njaal képp koo xamante ni da nga yëngu ci wàllu caada rawatina nag ñi nga xam ne ñoom
moom la gënaloon amal li nga xam ne moom moo di relation ñu di la jaajëfal bu baax a baax Fatim. jërëjëf te rappelé tamit am na famille sénégalaise fii parce que jabar ji sénégalaise la. jabar ji sénégalaise la. exactement d'accord jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Fatim o ginnaaw ñeenti fan la nga xam ne nag moom moo amum ca diwaan bu Guinée mu di coup d'état ba nga xam ne amaloon nañu ko jàppale ni képp koo xamante ni itam tegoon nañ la loxo mu di détenu politique nag ca wowle diwaan ci jamono yi nga xam ne Alpha Condé ma nga fa woon nag daal nañ lay bàyyi nga neew yi ngelaw lu féex colonel Bafa ginnaaw ba mu ko diggee askan ba nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Guinée itam daal na rek addu ci mbir mu ni mel daal leen di bàyyi ñoom ñëpp ñu daal di ñibbi seeni ay makkaan bokk na itam ci leneen loo xamante ni boobaak léegi réew bu Guinée mi ngi koy addu di ko sàkku ci colonel boobee nag lépp lu ñeel wàllu jàmm dellu siwaat ci réew bu foofee nga xam ne moom moo di ca réew bu Guinée li nga xam ne itam nemmeeku nañ ko mu di wàllu xeet yi nga xam ne dañuy faral di féewaloo mu daal di leen di boole ñu wax itam ci wàllu tàggat yaram di match wi nga xam ne nag niki démb réew bu Sénégal mi ngi ko doon amal bañ ca noppee itam ki nga xam ne moom moo di sélectionneur bii di Alioune Cissé mi ngay rafetlu bu baax a baax lu ni mel tey itam di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi ñu gën a baral li nga xam ne moom moo di liggéey bi ngir lépp loo xamante ni itam bëgg nañ ko ci bile compétition ñu mën koo teg ci seen ab loxo lañ mën xam ne lu mën a may gaynde yi loolee nag mu di ab xarañteef waaye itam gën a dëggal li nga xam ne moom moo di seen ak bopp mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko bu ñuy door yi la jotaayu xibaar di li gën a fës ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waa coalition Yewwi Askan Wi li ñu nekkee lu ñu ci dolli jommal askan wi yëral xët mu njëkk source wa coalition bu mag bi dajale ay mbër yu fara ci kujje politique gi seen ndaje mu njëkk mi ñu doon def démb yéenekaay bi nee nañu tàngoon na jër ne ba ñuy wax ak waxtaan ba jokkalante kàddu am ca la Ousmane Sonko njiital parti Pastef buub ay déebam kii déebaa déebam gedd ndaje ma génn dem yoonam Bougane Gueye Dany bu njiital gëm sa bopp moom it bi mu toogee ba dégg ci réunion ba ay mbir yu lënt ci am xelam ca la dajale ay kalma njangaanam wan leen ginnaaw waa këram moom Bougane Gueye Dany di journal La Tribune xëy bind ci mu njëkk ne ay ñool ci biir opposition bi Bougane Gueye Dany mi bokkoon ci coalition Yewwi Askan Wi yeewi na buumam gam ca yeewoon ci gàttal Bougane génn na ci coalition ba fas yéenee demal boppam ci élection locale yi ak mouvement bii di gëm sa bopp Le Quotidien nañu ak réeroo am na ci biir Yewwi Askan Wi moo waral ba Bougane Gueye Dany yeewi boppam jëlaat libertéem Le Mandat wax ñu ne ay fan rek ginnaaw bi ñu lancé coalition Yewwi Askan Wi Bougane Gueye Dany wan na ginnaaw coalition ba la Sénégal xamal ñu ne ak ñàkk déggoo ci bàkk ak mandargay coalition bi mu di dénomination bi ak couleur coalition bi moo waral ba Bougane Gueye Dany ak waa Yewwi Askan Wi séddu ab yóbbal Vox Populi bind ne kii di Bougane Gueye Dany moom ak ñi mu àndaloon dugg ci biir coalition bi àndaan nañu génn transparence dig leerange ak démocratie la gis ne amul ci biir coalition bi di Yewwi Askan Wi journal L'Info nee nañu bu doon am picc la ñu ne firi na ay laafam bay bëgg a naaw ne ginnaaw lancement bi woon fan yële ñu génn tëral nañu démb ni ñu fas yéene doxalee seen organisation Khalifa Sall ak ñi mu àndal tey jii la ñu war a tàmbalee samp Yewwi ci communes yi ak ci département yi ci réew mi Le Témoin nañu li nar a doon seen jur jàng nag ñoom waa coalition Yewwi moo di nan la ñuy séddoo ko séddale yëf yi ndax candidat yi ci seen biir ñoo ëpp place yi séddale mbukki gi ñu ciy njoxt Le Témoin nee nañu moom la Bougane Gueye Dany di ñaawlu ba tax mu gedd génn ñu génn ci waa Yewwi soppi journal dem ci enquête fekki waa soppi di waa Parti démocratique Sénégal ak élection locale yi waa kër Abdoulaye Wade taxawaay bi ñu bëgg a taxawee ci élection locale yi journal enquête pari risqué la ci gis ba di ñu xamal ne Parti démocratique Sénégal mi ngi tabax beneen coalition boo xam ne ci machine électorale boppam la ko bëgg a wékk docteur Abdourahmane Diouf ci l'Observateur mi ngi fay leeral ne fanweeri fan ci weeru octobre gii di ñëw ca lay taxawal parti politique gu boppam wax na it ne fasuta yéene doon candidat ci local yi ci Tëngéej ga mu fekk baax docteur Abdourahmane Diouf dolli ci wàllu Observateur ne ñoom ànduñu benn coalition du Yewwi du beneen leneen coow lu yéene kay xëy di jaaba jonge moo di kilifa ma ca loxoy kilifa yu division investigation criminelle yi Vox Populi nañu moom Landing Mbessane Seck ñu gën koo xam ci kilifa ma nga ñu garde à vue ca dikk fa la fanaan vidéo bi ñu gisoon ca Leeral TV mu ci doon wax waxi wiisa loolee moo waral alkaati yu diggi demoon démb ca këram jëli ko L'Observateur nañu moom kilifa ak doomu Guinée bii di Alaaji Jaaji Konte yoon mi ngi ci seen biir ñaari affaire yi ñu leen di toppee nag bokkul ku nekk ak bosam waaye lépp ci coowal wiisa la ak ci coowal faux passeport diplomatique yi L'Observateur xamal nañu ne am na benn journaliste bu jigéen bu nekk ci télé privé fii ci réew mi
takk der yi ñoo ngi koy wër gu met Les Échos nañu la ñu wooloo kilifa ca dig ba tëyee ko ak li ñuy toppee waa ji di Diadji Condé du benn moom kilifa bi ko enquêteurs yi di laaj ci li mu doon wax ci vidéo bi ne am na benn waay buy jaay passeport diplomatique bi ñu ko laajee waajoojee kan la kilifa dafa meloon ne ko naax mbiri faux passeport diplomatique ya ci assemblée nationale ak coow la mu jur député yi ñu ciy tudd di député Mamadou Sall ak député Boubacar Biaye Les Échos nee nañu dindi seen immunité parlementaire ba nuppi convoqué leen ci yoon ma nga leen di yoot te président de la république di Macky Sall nee na nañu leeral mbir yi bu ci ay sanction ware ñu def ko ca ak ku mu mën di doon nag journal Libération ne ñu waaju ñu ne moo jiite njuuj njaaj yi ci mbiru faux passeport diplomatique yi di El Hadji Diadji Condé bi ko waa dig demee jëli taqal na ci coow li député Boubacar Biaye ak député Mamadou Sall yu Benno Bokk Yaakaar ak it monsieur le maire Sadio Danfakha yéenekaay bi ñu te nag seetal leen ci du yomb ndax bi alkaati yi demee cité Alioune Sow ci kër Diadji Condé defi fa perquisition fekk nañu fa copie passeport diplomatique bu honorable député Mamadou Sall ak bu doomi honorable député Boubacar Biaye fekk nañu fayit ay bulletin de paiement d'indemnité parlementaire. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax beneen ab Mamadou buy waaj li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi su ma noppee lay doon fi lay jaar bural jotaayu xibaar yi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média man itam ma leen jox dig daje ëllëg incha allah 13h dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc lu mooy la leen itam de seen di wéy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.